313 digital doyen ziar nañu la honorable waaw a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala rasulillah ñu ngi lay fay di la nuyu di ziar bépp internet di la ñaan yàlla ni ñu doore koor gi ci bismillahi rahmaani rahiim jeexale ak alhamdulillahi rabbil alamin bala may commencer sama intervention nag dafa am yóbbante boo xam ne sama soxna yow rek lay topp bu ne mu wax ma ko yàlla dogal ma su ñëw dajee kon nag soxna Seyna bu mun waaw sa waaye ngi nii nuyu naa la ko jokkale na la li ci des nag mooy waxtaan bi incha allah ñu ubbee ko waxtaan ci faram-fàcce ci fànn yëpp incha allah ayca doyen ci fi ñu nekkoon rek danoo gis ne bi coow li tàmbalee ba léegi li nga wax ne soxna si yow rek lay topp am na ñu bëri ñoo xamante ne xale yi ñoom la ñuy topp ñu nekk ay influenceurs ñii nekk peut-être ay jaaykat ñii fan yi dañoo gis ne depuis démb ku ci nekk mu ngi vraiment dem defi testam statut sérologique am di ko dugal te loolu gis nañu démb ki nga xamante ne moo di premier ministre ŋàññoon ko ne nañ bàyyi statut sérologique bu nit ñi ñuy wéer ci penc mi te léegi nit ñaa ngi koy defal seen bopp sax léegi di ko def naan sidaawuma c'est un aveu yow topp defoo ko man defuma ko pourquoi quelqu'un se sent responsable au point dem di ko def yi mooy yaakaar nga ne yow kon yaa ngi woon ci lu lux mbóot dafa am gone gu def réflexion bu yomb démb mu ne yàlla dafa bind doomu aadama def nii jigéen def nii góor yow nga ne gisoo noonu nee na nga gisee lu tax jéemoo jëli say tànk def ko fii jël say loxo def ko fi lu tax jëloo sa bët def ko fii bindaat sa bopp mais comme noonu la bind gi gisa noonu li am ba des mooy réew mi yàlla moo ñu dimbali dafa tolloog ay jamono lii amoon na fi te nag il faudrait que nit ñi nangu benn mbir am na moo bi fi mosoon génn bu ñuy wax tolérance mu génn ci gémmiñ Ousmane Sonko mu jur tolee ban koñ la amul bu amul ca kër ga am na ca koñ ba am na ca quartier ba war na am na ca dëkk ba kenn masu leen dàq di leen dóor ak di xaañ boo demee daj ak ñoom boo demee ngénte daj ak ñoom boo demee takk ak ceytu foo dem daj ak ñoom ba ci mbedd mi ngay daj ak ñoom jigéen ñu organise sabar nga daj ak ñoom kenn dàqu leen kenn sànniwu leen loolu bu dul tolérance lan mooy tolérance dafa fekk ni tant que ñu ngi doon yam seen dox di ko doxale noonu jigéen ñi di leen fooye góor ñi jéppi leen ñu yam foofu amul problème en 2001 si vous vous rappelez bi nga xamee ne ñu ngi jéggi seen ànd yamatuñu ci loolu ñu bëgg importer lu bon la am fale ci lañ jëkk wax ni dañuy organiser Sénégal gay parade foofu la coow la commencé ñun nag ñii ñu ngi ëppal ñu jóge fa l'affaire de Thiès ou je ne sais pas de Rufisque ak l'affaire de Kaolack affaire takkante bi ñu ne kii mooy guddoo bi d'abord ak li xewoon mbaaw il faudrait que ñu jóg ci mbaaw la woon jërëjëf léegi nag lan ko wax ñeme ko ña fi nekkoon ñemewuñ na ko am na gone googu nekk États-Unis du ma tudd turam ban ko fi jàppee ca coow lu rëy la mais ñoom dañu joxe ultimatum dañuy waxoon ni dans les 10 jours suñ ko bàyyiwul ñu wax te bu ñu waxee dëkk bi toj anamu rocc lañ ko def jàpp dugal ci oto yóbbu États-Unis keneen ñemoo ko ne ñem booba ba léegi kun fi jàpp ñeenti fan ngay def ci biir dem balaa may yëgale seetlu leen ñi gënoon rëy làmmiñ su leen masaan jàpp dégg nga leen tey ñoom ñëpp ku ne yaa nga toog si roq léegi nag situation am na ba koo ci jàpp bu fa defee ñeenti fan ñu nëpp dama ko génn fàtte yàlla tey dogal régime bi changé ñuy wax rupture il faut saluer la gendarmerie et le procureur ñu teg seen tànk fi ñu teg seen tànk léegi nag ñeenti mbir moo am ñun dañu appesantir wu ci benn bi mais yi gën a garaaw ci gannaaw ab ngóor jigéen bi moo feeñal mbir bi ñu nga ca alhamdulilah il y a une loi qui vient définir tout qui vient orienter tout qui vient donner les sanctions qu'on attendait alhamdulilah mais ginnaaw loolu la ca gannaaw gën a rëy mooy li ngeen di wax nit am sida dem tey wàllu ko keneen mais loolu c'est un crime mi ngi ñëw mais ci ginnaaw loolu wax nañu blanchiment d'argent wax nañu trafic de drogue ak tout de tas de choses li ci am ba des nag mooy malfaiteur li ci am ba des nag mooy association de malfaiteurs li ci des ba tey nag mooy door nañ ko fan lay mujj y a une loi qui vient accompagner qui malheureusement ñii échappé nañ ci parce que procédure bi door na mais au moins dana régler mais lii ñu nekk nan ko dox ba mu mat sëkk teg loi
jàpp leen dugal ci kaso bi réglé wul problème bi. parce que il faudrait que ñi nga xam ne ñooy décider c'est-à-dire la justice avec le grand J. suñu appliqué wul les lois comme cela se doit mook nee na yem. il faut qu'on y aille jusqu'au bout. d'autant plus que maintenant affaire bi def na benn tollé international. dégg nga la campagne qui se passe partout oui au Sénégal le président a dit nous avons dit. nous l'assumons. dañuy emprunter Yaya Jammeh la mu waxoon. kenn du bàyyi sa dëkk ñëw fii di fi train di fi waxu góor jigéen ku ko def ma uy. booyee boo ñu baxal ay xeer lekk mais góor jigéen di fi am looloo wala am Sénégal. mais honorable est-ce que newuñ di yàq débat bi fu mu toll nii ñi am sida la ñuy wër wala góor jigéen ñi la ñuy wër dama gis ku ne awma sida rek daa mel ni yow setal nga sa bopp. ni ko si laa doon waxee sax. waaw xam nga. waaw li tax li indi loolu. mooy góor jigéen c'est pas puni. par la loi actuelle. par la loi actuelle. ok góor jigéen c'est pas puni ce qui dit que boo nee aw ma sida ba bokkoo ma ci wàllante bi rek mën ngaa mucc. waaw ñoom ñu def aveu dem kii man defuma test yow defoo keneen deful test. pourquoi moom mu defi test parce que kon ñu ngi woon ci lu lëj. mais comme amu ko mooy bokkul ci wàllante bi mën naa yaakaar ne mucc. mais comme góor jigéen c'est pas puni comme c'est pas puni xëy na yaakaar ne échappé na. waaye li wóor ba wóor mooy une loi ngi ñëw di ko punir. waxuma ne nekk ko waxuma jëf ko mais propager ko wala def ci propagande sax c'est puni maintenant. léegi nag la ca des mooy il faudrait que prévenir moo gën guérir. gis nga yii ñuy seetaan ci réseaux sociaux yi. lii ñuy seetaan ci télévision yi góor ñi am nu mel ak lu ñuy def man barki dem bi ñu jàppee gone googu sant mbay. ñu ne jàpp nañu xaw ma lan mbay ma dégg coow li ma ne waaw ma ne kooku kan la. ñu ne ma xamuloo ko man leen déedéet xaw ma ko. ñu ne ma kooku ni mel ci TikTok bi ma ne ko mais man la ma doon ci TikTok bi xaw ma lan la. ñu dem indil ma benn vidéo. bi ma ko xoolee en tant que père. li may xalaat mooy kii bu doon sama doom. mais mu sol yëre jigéen boole kaat di doxi nag di wax am na kàddu gum ca teg. boo xam ne kenn du ko répété. mais loolu dañ ko seetaan ba tey di am. heureusement que avec la nouvelle loi yooyu yëpp dina ko dindi. il faudrait que dans les réseaux sociaux ñu vérifier que heureusement que suba. il y a une commission à l'Assemblée nationale qui est en train de faire une commission de régularisation des médias. bu jógee ci loolu te kooku nag prérogative dina dem jusque dans les réseaux sociaux. su ko defee am na yoo continue yoo xam dootu ci am. ba pare biir kër yi. kilifa yi nañu delluwaat nekk kilifa. bàyyi tuuti àddina te jàpp seen njaboot. ñun suñu muccee. yàllaa ñu muccal damay nettali benn anecdote nettali naa ko fenn démb. kër gi duñ la dóor ni la góoreel. nga baal ma nag yow si la. xëy na dégg ma summi. man munuma lekk ceeb te amul xooñ. yaa ngi may dégg. j'avais 14 ans. ma ñëw ñu togg ceeb yekk macha allah. mu mel ni mu war. mais gisuma xooñ ma daw ci waañ bi. jël kuddu ci waa gi di xoos. cin suma grand frère bi ma fekkee xaw na ma rey. ngeen baal ma waxin bi. waxu tàppet yi di fu tàppet yi mooy la néew. ngay xoos ma daanu yàgg mbéj bi dal réel maa ngi xaar ba ma gisati la ci biir waañ. ëllëg la góor di wut ci waañ. ci jamono jooju boo soxlaa xooñ doo dem woo jigéen ñu xooñal la. li waay dem taxaw bi la ba mu amati. mais am na lu mu bàyyi ci man. imaginer loolu kese. mais tey da ngay gis kilifa taw. doomam am nu mu soloo. doomam am lu muy waxee. doomam génn avec un succès dans les réseaux sociaux il s'en glorifie. wallaahi ki ngay wax ngi ne. jërëjëf mi ngi nii kilifa gi toog doomam am melokaan bu mu mel. mais comme am na siiw tuuti te am na tuuti wecc bu mu ko mën a jox. mu jënd ci pon wala ataaye tax na il s'en glorifie. bu nu delluwaatul ci loolu dul dañ. li am ba des nag mooy këf gi yëpp coow li bari na wax ji bari na. kii day muccal boppam kii dafa bëgg seetal boppam peu importe. d'accord am nañu procédure bu ñu door. les autorités se sont engagées avant-hier par le biais du premier ministre. on va y aller jusqu'au bout. il faut qu'on y aille jusqu'au bout. laataa ñuy ñëw xëy na ci projet boobu xam naa dinañ ñëw léegi yaatal ci mais lan nga jàpp ne tey moom moo tax ba fléau bi dem ba mel nii maanaam ce phénomène ni mu yaatoo tey te amaana peut-être ci ay jamono ci ginnaaw comme ni nga ko waxee sànq mënoon nañ ko régler foofu ca racine ba muy tàmbalee jóg mais mu mel ne ab genre béy-béyal da ci am responsabilité yi buñ ko doon situé tey ñan ak ñan nga jàpp ne ñoom lañ ci mën a joxoñ baar. ci ñetti fànn d'abord les responsables. les autorités.
su masaan am yuuxu am ñu daw dellu gannaaw ça c'est un. La justice bu téye sous la pression ñu bàyyi. 2 kilifa yi borom kër yi seetaan 3. ñetteel ba je vais les citer mooy la société civile. bi nga xam ne bu lii masaan am heureusement bi ils se sont tus mais bu masaan am nga dégg leen ñuy coow certains avocats. waaw ban avocat nga dégg ko mu wax tey. ñoom ñëpp ils se sont tus. Globalement boole ak la pression intérieure et la pression extérieure. Parce que l'homosexualité dans sa définition. C'est une minorité. Énormément riche et très solidaire. boo xam ni mën na toll États-Unis jàpp ci koo xam ne ma nga ca Bangladesh. pourvu que rek ñoom ñaar ñu bokk mbir. donc la pression était tellement forte que les autorités ñemewuñu woon. maa ngi lay raconter tout de suite. que l'affaire lu góor Pape Mbaye la. bu mu amee. ils ont donné un ultimatum dans 10 jours bi ngeen ko waxul bu ngeen ko bàyyiwul ñu wax. te bu ñu waxee àddina am ba pare boolekaat nan ko ñeme wax. ñun amuñu lu dul suñuy kilifa te fonk leen. waaye ci ñooñu ñu jàpp ni ay kilifa lañu. bu fekkee am na koo xam da ca ànd nanu def baadoole yi na ko def. muy kilifa aada muy kilifa yi diine muy beneen kilifa. am nañu njort nag ñii ñoom set nañu set goo xam ne njortuwuñ ko ci ñoom. mais comme waxañ cay am daal di leen déjà sur ce qui se passe. il y a plus de 26 personnes dans le gouffre. ñaata lañ ci tudd juróom-ñaar. pour l'instant 28 sont sous mandat de dépôt. bu ne ñu ni diw une grande autorité benn kilifa nii benn showbiz te duñ tudd turam. pourquoi nga tudd ñuy bàyyiwoon ñi. bu ñuy tudd leen tuddandoo ñëpp. wala bu ñuy nopp ñu noppi ñëpp. léegi nag am na loo leen bu rasam bëggoon ci wax. gis nga la loi interdit pour que ñu divulguer le secret médical. dafa dul lu rafet même bu ko nit amee. boo ko waxee jabaram jaaxle. mbokki jabaram jaaxle. ay rakkami xaritam jaaxle am di jàmmam doomam dootul demati école. il faudrait qu'on garde un secret médical. ñooñu ñu doon tudd léegi te ñu jóg ñoom ni da ngi dem def seen test. très bien dem nga def ko yàlla suturaal la. nga toogal jàpp sa ñàmbur. wax ko say am di jàmm. waaye looy génne di ko publier di wane. loolu c'est un aveu gënul baaxul. léegi daal pour revenir à ta question. loolu moo taxoon. mbir mi propagé wu ba yegg si fii. mais comme am nañu courage stoppé ko. on y met tout ce qui est incha allah pour stopper. exactement ci côté responsabilité ndax autorités yi également maanaam différents régimes yi fi nekkoon itam jàppoon ne amaana boobu mënoon nañ ko teel a arrêté ca saa si bu fekkoon ne amaana jëloon nañu yenn responsabilités yi ci loi yeeg yi ni mel. s'ils avaient donné la latitude aux gendarmes. comme ils ont fait aujourd'hui s'ils avaient donné la latitude au procureur. comme il a fait aujourd'hui sans y mettre la pression. sans y ingérer. kon situation bi jeex na. depuis l'affaire Kaolack. ainsi de suite mais ñoom ñëpp bu pression méttee ñu daw. vous avez entendu le premier ministre dire. que y a des gens ñu ko wax ni ko oui c'est vraiment pas le moment le Sénégal situation yi mu toll tout des tas de choses. yooyu la doon ragal. mais il faudrait que ñu analyser benn chose si le Sénégal. malgré ses difficultés financières. taxu ko mu jël toute la rigueur qui s'y est pour régler problème bi. mais am na koo xam ne amul difficulté financière yooyu mais ñemew ko. tey Sénégal malgré ces difficultés bu parvenir noonu réussir ko mais kooku dootul tiit. dana jóg def ko keneen def ko keneen def ko keneen def ko éradiquer mbir mi du lu baax du jëme kanam analyse bi dafay yomb. jarul sax nekk afsul xuraan pour comprendre ko. nit fen na yàlla waxul dara. nit sàcc na. yàlla agirul. nit rey na nit yàlla agirul yonent bi sax sànni nañ ko xeer ba muy naaj yàlla agirul. mais loolu boo mu amee yàlla dafa wëlbati suuf si. wax la mooy mën na tolérer ba mu des lii c'est l'extrême. donc il faudrait que ñu àndoo ñun ñëpp. toog xeex ko bu dañ ku ci nekk yàlla dina la ci ndegam mën na nekk. ku ci nekkul woon bul ci dugg du àdduna ba pare ñu bàyyi facilité. ñu bari ñu leen ci dugal mooy lu yomb. man am na xale yoo xam ni je les estimais tellement. ku mel ne Pape Cheikh Diallo. c'est un gosse que j'estimais. su ma ko toogee gis que muy animé je suis kii. mais keroog bi ma ko déggee choc laa am. et j'attendais à ce que bu demee suñ ko waxee mun lii yëpp du dëgg. honnêtement c'est ce que j'attendais. mais quand on m'a rapporté ce qu'il a dit. j'étais déçu. j'étais déçu. ensuite moom tamit. notoriété bi mu am yëpp. bu ko loolu dalee mu replié wu. gënoon na rafet.
mais yàlla bur baax la. oui exactement alors man benn question la am ci mbir moomu par rapport ak projet de loi bi nga doon junj léegi danoo dégg ni laata premier ministre di ko